mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom ba tegu ci midi bismillah liñ ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës ñi ngan kon wàllu musique ci Sénégal ñoom nag ne fa nu tegoon seen tànk ba tey teggun ko ndax toogaanu joxtu bu ñu bëgg a amal alxames gi dañ ko fas yéene amal donte jot nañu dajeek ak jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi ak kaaraange gi ngir xool lan mooy doon matuwaay ginnaaw mesures yi nga xam ne jël nañ ko tere leen kon ñu daal di jouer ci wàllub baar yi restaurant yi ak hôtel yi loolu lépp kon ñoom la ñuy daal di naqarlu donte ndax amal na beneen ndaje boo xam ne dañ koy amandil ni ki tey jii seen diggante ngir gindeeku am seen diggante ñoom acteurs yi ak jëwriñ gi restaurant yi nekk ci diwaanu Saly ñoom nag ne kon sërëp xëy boo sàggalee kon dinañ ko daal di ñàkk ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ko daal di jànkoonteel te mbas mi ci réew mi mën nañ ko daal di indil rax ci dolli kon mesures yi nga xam ne kon kilifay réew mi jël nañ ko yees ngir rek loolee nga xam ne kon moom mooy nit yi kon bañ a teg seen tànk ci bërëb yooyu la loolu lépp na kon doon seen jafe-jafe lu nu bëgg mooy état bu Sénégal daal di indi kon ab woyofal ak noyal ci mesures yi nga xam ne kon jël na ko daan ci ànd ak ñoom ci biir xabaar yi ak Mountaga Kane njaaw di woy di desab xambin ca ñi nga xam ne kon ñoo ngàmp mutuelle de santé ci réewum Sénégal la ñuy daal di naqarlu mooy yoroon gu bon te nag njiit lañ ci jokkoo baaraamu tuuma ab kuréel la ñu daal di samp ngir fas yéene kon dem ba jeex tàkk seen ak ak seen yëleef waaye itam ñu daal di indi joyntu gu yaatu ci kuréel googee leen boole ñoom ñëpp dinañ ci indi leeral ginnaaw jëno taskatu xabaar yi nga xam ne amal nañ ko niki démb yëglekaay yi mooy laf làccu xabaar yi ci njoloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kii bu jàll ànd ñu ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njolloor si des ko tàmbali dina ko junjee ci ndorteel yi ak kuréel yu ëmb musicien ci Sénégal ñoom nag démb jot nañu daje ak jori gu ñu dénk wàllu biir réew mi karange gi ginnaaw mesures yi nga xam ne kon kilifay réew mi jël nañ ko jëm ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal waaye nag ginnaaw waxtaan wi kon gindeeku amu ci tey la ñu laal benn waxtaan ngir mën a xool nan la ñuy def kon ba jubóogu yaa am seen diggante lu ci mënte am nag ñoom nee nañu sitting maanaam doogaanu ñaxtu bi ñuy jàpp ni ki ëllëg duñ ci fasti xànc ak duñ ci deltu ginnaaw benn yoon ndax la ñu bëgg rek moom mooy mesures yi nga xam ne kilifay réew mi jël nañ ko ñu daal di kon deltu ginnaaw mbas mi sax ma nga fi waaye nag ne lépp li matuwaay mën nañ ko jël ndax ñoom acteurs yi danoo sonn ba fu sonn yam ñu teewlu ci kenn ci ñoom mi nga xam ne mooy njiitu SODAV di Ngoné Ndour ay kàddoom ci micro Bara Sow. Vraiment rencontre la boo xam ne que ne ça s'est passé dans la convivialité vraiment autorités yi ñu déglu jox ñu kàddu ñu waxante ak ñoom waxante leen aussi sunu li nga xam ne que ni moom moo ñu yëkkati woon pour que ñu bàyyi ñu liggéey ñu am nag tamit yaakaar ne que ne loolu dina sotti parce que quand même depuis ngeen ñuy xaar ñu ngi woon foofu di échanger donc après ñoom ils se sont retirés pour parler les ministres pour parler donc ils nous ont demandé que ñu reveniraat suba pour à 19h même heure même place bi pour que ñu mën a conclure pour xool la décision qui a été prise pour que artistes yi mën a def seen activité. dañu leen demander pour ñu autoriser ñu def sitting autoriser pour ñu def sitting bi c'est pas pour def bras de fer c'était juste pour montrer que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal mosuñu gis artistes yi taxandoo ensemble nekk benn bloc pour revendiquer seeni droits wala pour ñaxtu ci li nga xam ne que ni moom la ñuy daj ci métier bi ñuy traversé donc loolu benn point bu moo doon point bu njëkk bi deuxième point bi moom mooy que ni ñu demander leen à ce que ñu annuler arrêté bi nga xam ne que ni moom moo génn ci week-end bi pour tere artistes yi ñu performer ci lieu de diffusion yi nga xam ne comme restaurant yi la comme hôtel. ma ne ko junj ci ndorteelu xabaar rek ñi yëngu ci wàllu restauration ak hôtel ca diwaanu Saly ñoom nag ne dañoo sonn lool te nag mbas mi moo leen lortaloo ba tax lu ñu bëgg mooy kilifay réew mi daal di indi noyal ndax nee nañ kon seen ëllëg rawatina seen liggéey dara leerutu ca boo sàggee dañ kon dinañ ko daal di ñàkk démb lañ ko daal di xamle Mountaga Kane reportage. restaurant bile dafa daan fees dell ki nit waaye tey jii dara doxul. lu muy def ci ñun dafa rëy lool ndax ñun fi ñu toll nii. ku ñu jàppalewul bu fekkee ne dafay wàññi suñu ay heures de travail di wàññi suñu ay temps ci li nga xamante moom la ñuy def ay animation di wàññi ci ñun suñu dem ak suñu dellu si secteur bi dafa agoniser ba pare dafa sonn lool léegi dafay gën a sonn
ñoom ñi yore restaurant yi fii ci Saly de ñoom ñëpp li ñuy ñaan mooy nguur gi daal di woyofal tënk bi ñu leen tënk. L'arrêté du ministre ñun duñ ko mën a commenter waaye am nañu sañ-sañu ne leen autorité yi boo leen ñëwee seet suñu wala ngeen wooñu danañ leen wax ne leen danañu accompagner suñu bopp accompagner leen ci li ngeen bëgg. maintenant nag ñu toll fële fi ñu toll rek ne tëj leen parce que simplement am nañu bërëb yoo xamante ne melu comme suñu bërëb te ñun mun nañoo melokaan boo xamante ne moom la ñu wër vraiment. On risque d'avoir un grand manque à gagner. Maintenant, on n'a pas trop le choix. li ñu ñàkk ngir tënk bi ñu tënk bari na lool ginnaaw amuñu fexe foog ñu muñ wande suñu mënoon a am ñu woyefal tënk yi doon na baax lool. Petit peu tout en gardant les gestes barrières, c'est beaucoup plus intéressant. soo sàggantulee tënk bi ñu tënk askan wi ci yenn matuwaay yi mën na tax ba restaurant yu bëri daal di tëj. lu muy yàq moo bare parce que bu ñu liggéeyul ñun ñëpp à commencer par moi. ñun ñëpp on va au chômage bu fekkee ne dañ koy tëj ñun ñëpp ñu wàññeeku dañuy wàññeeku te bu ñu wàññeeku dafay am lu muy yàq ci dëkk parce que ñun ñëpp ku ci nekk ñun boo amee fi dara rek da nga koy yóbbu ca kër ga nag dafa yàqu. feet yi nag bu fekkee liggéeyu mois de janvier bi moom xam naa ne c'est la querelle sur la paillasson et puis loolu moom ñaanuñu ko moo tax may interpeller le chef de l'État à tout moment. bu fekkente ne fii ci station balnéaire de Saly ngu góorgóorlu ci di respecter matuwaay ci biir Mbour moom askan wi dafa mel ni yëguñu sax ne mbas maa ngi fi. Mountaga Kane jërëjëf tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey téeméer ak ñaar fukki nit ñoo am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñoom fanweer ak juróom yoo xam ne ay cas contact la ministère de la santé ak action sociale moo leen doon topp juróom-ñett fukk ak juróom yi ñoom ay cas communautaire la ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi lu toll nag ci téeméer ak juróom-benn nit. jot nañu wér ci mbas mi ñaar fukk ak ñett nekk ci Sowtaas lu toll nag ci juróom-benn téeméer ak fanweer ak lii di ñeent nit ñoom ñoo nekk ci traitement bu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne docteur El Hadj Mamadou Ndiaye def na ko ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal lu jëm nag ci wàllub pàcc mi ak kuréel yi nga xam ne kon ñoom ñoo ëmb ñu ciy liggéey di mutuelle de santé yi danoo mer ba futu ndaxte nag nee nañu kon bërëb bi nga li nga xam ne kon la ñu bokk ñoom ñëpp di mutuelle bi waxtu wi ay jafe-jafe ak ndëngate moo ko daal di sooxeel pa nag ñu ngi ci jokkal baaraam tuuma ba ñi nga xam ne kon ñoo ko daal di jiite ak ki yor lépp lu jëm ci wàllu koppar gi nee nañu kon lu juy njàkk ñooma ba tax ko ñu samp ab kuréel woo xam ne nee nañu kon du ñu deltu ginnaaw mukk ci li nga xam ne kon la ñu bëgg mooy leeraange gu yaatu am ci rax ci dool tamit ñu xam ku ne la nga def ak la nga xam ne kon mooy sa wàll ci mbir mi ndajeek tax du xabaar la ñu gonte nit ki démb Mame Astou Kane reportage. jiixi jaaxa yi am ci mutuelle de santé yi njaw ma ngay woy di desi xambin gannaaw ay revendication yu bari yi nga xamante ni jot na fa am tey jii ñiy liggéey ci nguur gi ñoo ci wàll si mu doon loo xamante ni jaaxal na trop 40 000 adhérents yi nga xamante ni ñoo nekk ci mutuelle de santé boobule bile collectif nag ña ngay yuuxu wàllu. mutuelle boobu 2003 lañ ko taxawaloon buñ ko taxawalee dañu bëggoon Sénégalais yi surtout ñuy liggéey ci nguur gi agent de l'État yi mun a faju bu yomb ñoom ak seen njaboot. trop c'est trop. ay njuuj njaaj yu bari nag ñu daal di koy nemmeeku ci seen biir bu nu sukkandikoo ci collectif adhérent mutuelle de santé bu agent état bi ñoom ñooñee nag ña ngay joxoñ baaraamu tuuma ka leen jiite di Babacar Ngom ak ñamu àndal. bi ñu dajee 2016 ñu fal benn bureau boo xam ni benn magistrat bu ñuy wax Babacar Ngom boo ko jiite ci la problème yi tàmbale ay problème yoo xam ni li ñuy wax mal gouvernance maanaam yore ak kuréel daal na mu la neexee ni ko yoree sax kenn du ko yoree kër lu la neex nga def lu la neex nga dépensé kenn xamul fooy dugal xaalis bi doo wax kenn lenn doo tàggu kenn doo sàttoo ak benn yoon woo xam ni mutuelle bi moom la tëral doon nañ fi def audit mutuelle bi audit boobu nag bañ ko gisee wax dëgg yàlla dañoo jom parce que njaaxum yi ñoo soupçonné te leeruñu audit bi moo ko génne ay terrain rek ñoom daal xaalis bi yëpp ñu ko dugal ci ay terrain jënd nañu fii terrain jënd nañu fii terrain alors te kat xamuñu sax ban tour la ñu def këyitu terrain yooyu. gannaaw ay renvoi yu bari nag ñu am ko ci ëttu attekaay yi bile collectif nag narul bàyyi benn yoon lii mu sedd lu ñu bëgg rek mooy ña leen jiite daal di indi ay leeral jëm
ci njuuj njaaj yi nga xamante ni ñoom ñi lee nemmeeku nañ ko ci seen mutuelle de santé bi. maa ngi koy junj ci ndorteelu xabaar yi ak lu jëm ci li nga xam ne moom mooy lëkkaloo gi am diggante CNRA ak ñi nga xam ne ko ñoo ŋànk ëttu taskatu xabaar yi ngir fexe lépp loo xamante ni mooy éthique ak déontologie tënku seen liggéey ñoom nag ginnaaw ndaje bi nga xam ne kon amal nañ ko ci nee nañu kon lépp loo xamante ni mooy jalgati ci nemmeeku ak ñàkk yoon yi nga xam ne kon ñu ngi koy nemmeeku ci ëttu taskatu xabaar yi dañu bëgg mu daal di dakk loolee lépp nag tax ba ñu ne kon danañu indi ab taxawaay wu yees ci ëttu taskatu xabaar yi bu ko defee kon liggéey bi doon lu mucc ay ba taskatu xabaar seen bopp daal di tënku ci lu jëm ci wàllu éthique ak déontologie Mamadou Thior mooy njiitu CORED ñu teewli kàddoom ci micro Bada Sow. kër yi li koy gën a indi mooy que ne xam nga kër gu nekk moom dafa am njaatige nga xam ne moo jiite kër gi ñiy liggéey mooy journalistes ak techniciens yi ñoom la ñuy waxal donc CORED dañuy gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite rédaction yi ñu def seen liggéey parce que bu ñu defee seen liggéey parce que rëq-rëq yi sax mën na ñàkk parce que balaa ngay génne xibaar xam nga ndax xibaar bi war nga ko génne walla déet te loolu des fois gars yi dañuy gaawtu bañ a def seen li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom ñi jiite rédaction yi mbala man maa ko njëkk a joxe après nga gis ne lii nga joxe kat mën na tasab réew donc loolu dañ leen di fàttalee ñu gën a maanaam encadré ñi féete ndaw parce que yenn saa yi ñuy nemmeeku du loo xam ne téyeef la yenn saa yi ñi gën a féete ndaw dañ koy def te xamuñu ne lii kenn du ko defee nii te bu demee noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiit su métier bi ñoom ñoo deful seen liggéey te loolu la ñuy leen di gën a ñaax ñu gën a taxawaay bi nga xam ne noonu lañ leen taxawoon dem parce que ñi ñuy jiit su métier wax naa ko ñoom dañu tàggat ci métier bi parce que métier bi même boo jaaree ab l'école boo ñëwee ci rédaction dañ lay tàggataat loolu lay tax nga xereñ du ne rek li ngay jàngee fële sa CESTI mbala sa ISIC mbala sa ISEC moom ngay boo ko indee ñi ngi fiy fekk ñu jiitu la ci métier bi dañ lay yokk te liñ lay yokk sax amaana mooy gën a am solo sax li ngay jëlee fële. gaa animateurs yi moom ñun ba léegi bokkuñu suñu prérogative dañ ko wax mu leer journalistes ak techniciens yi ñoom la ñuy saytu mais moo tax suñu réunion bi baax parce que ci wàllu woowu gis ngeen ne CNRA génne na communiqué bu yàggul ci loo xam ne kooku animatrice la def naka su dul noonu. fondation UB Sampap waxtaan wu yaatu waaye nag jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi di jàng ci l'école yi loolee nag tax mbir moo xamante ni lu am solo la ay bourses yoo xam ne leen ko daal di jagleel ngir may leen ñoom ñu mën a suqali ko waaye itam yeggale seenam njàng ñoom ñi nga xam ne ko ñoo jotee ci këyit yooyu nga xam ne mën na leen may ñu gën a woylu seen njàng waaye nag ci anam yu mucc ay nekkoon rafetlu nañu bu baax projet bi nga xam ne UB samp na ko jëmale ko ci ñoom ñu ànd ci leeral ak Mouhamadou Rasoul Kane. ngir dooleel ministère bu éducation nationale fondation UBI bi amal seeni juróom-ñaareel édition bu concours national de la dissertation jox ay ndaw yi gagné concours yi 18 bourses ngir ñu mën a jàng ci université africain yi waaye tamit ak 72 ordinateurs ñi demoon final ca loole ay ndaw yu bari di dem defi concours bi édition bu 2019 di ko firndeel. Depuis le début de cette aventure au Sénégal, en 2013, la fondation UBA ci atum 2013 la ñu décidé ngir jàppale ministère bu éducation nationale fondation UBA joxe na lauréat yi 18 bourses ngir ñu mën a jàng ci université africain yi waaye ñu jox ñi dem final 72 ordinateurs ca loolee ndaw yu bari di ñëw def concours bu 2019 di ko firndeel. On atteste l'édition 2019 qui a vu la participation de plus de 2000 candidats. jury bi nag di ñaawlu ñàkkum lire élèves yi bi internet bi waral ak seeni ñàkkum dégg tubaab ca loole muy rafetlu projet fondation bi. Nous saluons déjà la pertinence du projet. programme bi nag ñëw ci waxtoom ci jamono bi ñu seetlu ndaw yu bari di bàyyi liir waaye déggatuñu tubaab ca loolee ñuy rafetlu projet bi. Oriente son choix dans le cadre de son RSE sur un programme aussi pertinent. Nous ne faisons que nous en réjouir. moom nag muy wax ba léegi bourse yi dina jàppale ndaw yi rawatina ñi néew doole. Avec cette option
de garantir aux lauréats des bourses dans une université africaine. tey nag xale yi di xaar concours bi ndaxte lii di tax ñuy am bourse mu doon lu am solo doon lu leen di motiver rawatina ñi néew doole. Où nous sommes encore beaucoup plus réconfortés par ce concours. série S doon lu ñu gën a jox gëdd ci kaw littérature lauréat bi di ko ñaawlu te muy wax ndaw ñi ñuy lire. Ici au Sénégal. série S moom la ñu gën a jox gëdd ci kaw littérature may wax ndongo yi ñu farataal lire ndaxte sama benn jàngalekat daawoon na ma wax lire lu am solo la te tey fi ma toll ma jàpp ni lu mu wax doon dëgg bu kenn dul werante. budget fondation bi ci projet Afrikili toll ci 19 millions de francs CFA. concours bi dina tax ñuy tester ndaw ñi ci wàllum bind. programme boobu nag dina tax ñuy joxe ay téere ci l'école yi. mairie bu Ndakaaru amal démb conseil municipal am ngir natt budget bi ñu ko war a jagleel jëm ci atum 2021 mu daal ci doxal daanaka nag xaw na jege juróom-benn fukki milliards suñu koppar waaye nag ci waxtaan wa juuxu na fa bu baax coow li nga xam ne Omar Gueye mi ñu dénk wàllu collectivité territoriale wax na ko ngir rek soppi statut Ndakaaru ak yeneen i juróomi dëkk ci Sénégal loolu lépp nag ma nga amee ci teewaayu Ndeye Nassou Diop Diouf ginnaaw coow lu rëy yoo xam ne jot na la fa ci ndajeb conseil municipal bi ñu ànd ci leeral ak Seydina Mbaye ak Ndeye Nassou Diop Diouf. Sur Dakar, il y a 19 communes. Mais sur Dakar, il y a aussi une ville. Une ville. ba léegi pënd mi wureegul ginnaaw bi Omar Gueye waxee ni ay gox yu ci mel ni ville de Dakar wala Thiès dañ leen di soppi def leen ay département ci conseil municipal bi war a voter budget 2021 bu ville de Dakar ñenn ci conseillers municipaux yi yëkkati nañ ci ay kàddu Ibrahima Diamé nekkoon fi maire Patte d'Oie di ñaawlu kàddu ministre bi. ministre de la décentralisation génn jox xar bi ñu baaraam occasion bi nag mënuñu koon dugal ci point ordre du jour bi pour waxtaan ci mais motion lañ jël def ko ci ñàkkul beneen session buy ñëw conseil municipal bi dina am matu gën a jàng situation bi def ko ci point ordre du jour conseil municipal wu Dakar yi ñoo ne ñun conseil municipal wu Dakar ñooy ñaawlu di naqarlu kàddu yi jib ci ministre de la décentralisation bi sàkku ñu éliminer ville yu mel ni Dakar Guédiawaye Tëngéej Pikine ak Thiès ñun ak juróomi communes yooyu danañ ànd nekk benn say pour xeex ko ci yoon bañu xeex ko ci tribunaux yi ñi ngi sàkku que gouvernement bi wax jooju ministre bi wax gouvernement bu mu ko ci topp na moom na dellu gannaaw na ko tuub ñun nëpp nag danañ taxaw pour Ndakaaru gi ñu nekk mu sax ndax tey Dakar moo mag réewum Sénégal mairie Dakar am na téeméeri at ak fanweer ak ñett kon tey bu ñu bëggee bëgg ko effacer loolu dana xaw doy waar ndax loi bi bis bu jàllee kenn dootul juddoo Dakar. Aminata Fall nag gisewul benn yoon li ni mel. man dañu def conseil ba pare benn conseil jóg ni dafay wax ci actualité maanaam mbirum ville de Dakar ni dañ koy far wala duñ ko far fekk na man balaa ñuy wax loolu man jóg naa wax sama xalaat ndax boo nekkee ci mbir ñu ciy dogal danga ciy teel a wax sa xalaat te man xalaat bi dafa yemboo ak sama gëm-gëm ak sama gis-gis. dama ni ville bi dañ ko war a xoolaat ban statut néew ma dañ ci war a def départementalisation néew ma dañ ko war a tuddee neneen mais dama ne nañ ko saytu nañu waxtaanaat xool budget bi naka lañ koy utiliser ba commune yëpp bokk ci yam-yam commune yëpp bokk ci moomeel. li ñu fi bëgg a jëlee ville yu mel ni Dakar Guédiawaye wala sax Thiès mu ngi wéy di jur coow ba léegi ci langum politique gi. dem ca diwaanu Tëngéej foofee nag ki nga xam ne mooy maire bi lañu samp secrétaire général adjoint bu parti démocratique sénégalais amal nañu nag waxtaan bu yaatu seen biir ngir xool nan la ñuy def ngir carte yi kon njaay mi doon am ci anam gu mucc ayib waaye nag ñoom tam rafetlu nañu loolu bu baax a baax daal di tamit addu ci li nga xam ne moom mooy kàddu Omar Gueye ngir ñu bokk ndax Tëngéej dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne kon bëgg-bëgg bu anto dina leen laal lool Issa Gueye moo yor seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. ñi nga xamante ne ñooy responsable yi ak coordonnateurs yi fi toog depuis bi nga xamante ne parti bi dafa daanu ba léegi 2012 ñoom ñi ñoo ŋànk parti bi
ñi nga xamante ne ñoom ñooy militants yi ak militants yi tey la ñu gën a laxasaayu pour que Karim ñibbisi fii ci Sénégal pour préparer wu pour 2024 jël réew mi ñun ñi nga xamante ne ñoo ŋànk département bu Tëngéej muy ñaari fédération yi Tëngéej ak Bargny ñu ngi rassurer commission nationale bi ne incha allah lépp fii ci département bi jàmm rek ak salaam responsable yi dinañ génne benn bataaxal pour wax leen lii nga xamante ne mooy seen position ci li nguur gi dëkkmal ci collectivité territoriale yi maanaam xalaat bi ñu am pour supprimer capital yu mag yi ville yu mag yi te Tëngéej bokk ci te dara undu ko lu dul ay préoccupations politiciennes. ki ngeen doon teewlu mooy Issa Paye nekk responsable PDS ci Tëngéej de foofee nekkoon ci commune bu Rufisque Nord foofu kat la ñuy desandi ndax ñeneen ñi nga xam ne kon nañoo bokk ci parti boobule naqaru nañu waaye itam ñaawlu bu baax doxalin bi nga xam ne kon nee nañu kii ñi nga xam ne moom la ñu fal yees secrétaire général adjoint bu PDS nekk tamit maire bu Tëngéej di Daouda Niang kon daal yorinu boppam kot la yore li nga xam ne mooy parti démocratique sénégalais ca diwaan ba nag la ñuy daal di naqarlu ki ko xamle di Guilé Diop moom itam beneen responsable PDS la bokk tam ci cadre yi nga xam ne ñoo ŋànk kàngam yi bokk ci parti démocratique sénégalais ba tey ñu teewlu kàddoom ci micro Babacar Seck. taxaw tem pour faire face aux agissements de Daouda Niang parce que il faut ñu jàmmaarloo moom parce que ni mu bëggee doxalee parti bi ni mu bëggee yóbbu parti bi dañoo jàpp ne loolu du yoon moo tax ñu teew fii tey parce que yaakaar nañ ne tey jii at yi nga xamante ne Daouda Niang am na ko yàlla def mu nekk maire jiite mairie Tëngéej war a uuf ñëpp tey jii dañoo gis ne loolu dara amu si uuful ñëpp dafa jël parti bi def ko moomeel bu tayee mu ne diw la bu subaa mu ne diw la gannaaw suba mu ne diw la te loolu ñëpp xam nañ ne loolu doxalul parti gis nañ aussi que ne maire Daouda Niang ba mu fi toogee ba léegi saa yu parti bi nekkee ci jafe-jafe saa yu parti bi soxlaa pour mu taxaw jàmmaarloo ak régime bi dafay waaf kenn du ko gis kenn du ko dégg parfois sax mu jël avion ne tir dem yoonam fallait que ñu dénoncer ko bu ko defee parti bi xam ko moyens yi ko yàlla jox dafa war a yaatal pour que parti bi jëm kanam mais loolu yëpp defu ko li muy def yëpp moom mooy suñuy adversaire politique ñooñu lay engraisser suñu adversaire politique ñooñu lay dooleel. moom Alpha Condé njiitu réewu Guinée démb lañ ko samp ci bopp réew ma ginnaaw bu mu amatee ñetteelu mandat ci bopp réew moomee di Guinée liñ ci nemeeku nag mooy réew yi nga xam ne ñoo sës rëkk ci Guinée ku ci mel ni Sénégal Gambie ak Guinée Bissau seen njiiti réew yi kon teewul ci ndaje boobee nag tax ñu def ci waxtaan wu yaatu tey ci rajo ak ci TV ànd ceeg Alassane Samba Diop ñoom ñi nga xam ne kon ñooy gan yi jàpp nañu ni loolee kon ab jeu la rek diggante ñoom ñi nga xam ne kon ñooy njiitu réew yi te nag lu ne lu xel mën a nangu la bu sukkandiku ci Bruno Sonko ñu teewli kàddoom ci micro Sophia Ba. situation Afrique de l'Ouest bëri na tolof parce que gis nañ ne que ci fan yi amoon ay élection yu amoon Guinée Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk gis nañ ne amoon ay tension njiitu réew mi déggoowuñu ñii nee neen ànd nañ ci troisième mandat ñii d'accord uñu ci donc tey gis nañ que Guinée ak Côte d'Ivoire président yi forcé neen ba am ñetteel mandat donc ñeneen ñi d'accord uñu ci donc loolu forcément day andi jafe-jafe diggante njiitu réew mi dëgg bi kenn xamu ko mais mun na nekk loolu moo tax ne peut-être que Alpha Condé Macky Sall wala ñeneen ñëwuñu peut-être Guinée-Bissau moom loolu moom lu leer la parce que président Guinée-Bissau wax na clairement que d'accordul Sénégal yore na délégation ak ministre Aïssata Tall Sall donc xam naa ne Macky Sall peut-être tension la doon bañ fësal mais lu tax ñëwul jox na officiellement prétexte que Côte d'Ivoire la jege woon mais dëgg la am na incidence mais gëm naa ne daal que si kanam nguur yi dinañ waxtaan gën a déggoo donc lépp nekkaat normal. ku nekk day topp sa propre agenda kii toog
njiitu réew Sénégal lu ko neex ak njiitu réew Guinée lu ko neex lay topp donc mënuñu déggoo seen intérêt personnel la ñuy topp au-delà de peut-être intérêt national mais gëm naa ne daal fii Sénégal bëri na Guinéen Guinée bëri na Sénégalais gëm naa ne daal si kanam tuuti dina delloo seen xel ànd jëm a waxtaan ñëpp déggoo daal loolu laa jàpp. Alpha Wali Diallo nag jàpp na ne kon li am ginnaaw kon ñàkk teewu njiitu réew yooye lu ñu warta bayal ndax saa wu lawee mën na indi musiba gu rëy ci réew yu tënku ci CEDEAO loolee mooy xalaatam ñu teewlu ko ba tey ci micro Sophia Ba. président yi yenn saa yi dañuy def yëfu duñ koy waxee politicien rek diggante Sénégal Guinée Bissau ba Sierra Leone rattax na ci niveau askan wi. ba nga xam ne ni askan wi doful dana xam ne que ni njiit yi ci période élection yi ñuy jël ñoom gëmuñu yooyu waaye xam nga nguur bu ci nekk da ngay fiir fu ci nekk ngay gisee problème noonu laa ko ma li am solo mooy mesures yi ñuy jël bu ñu nee kat élection am na xaaral ñu tëj suñu frontière rek diw askan wi la ñuy sonal parce que ni ñu demee ñun jënd ak jaay la. ci frontière musuñu ko tëj nit ñi mën nga xëy suba tey yendu Gambie dellu si jënd ak jaay ñu ngi koy defee donc am na décision yoo xam ne nii buñ ko jëlee rek sa askan ngay jëkke gaaj te gëm naa ni Alpha Condé li mu defoon xëy na parce que bu ñuy seet aussi naataangoom yi nga xam ne ñi ngi nekk Sénégal Sierra Leone ak Guinée Bissau dañ leen beddi ci élection yi bokkuñu xëy na poids électoral la boo xam ne ni jaaxaloon na ko parce que dafay mel ni que ni ñu si bari ànduñoo ak moom mu jël considération politique yooyu. yegsi nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca coowal ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal jeex na tàkk ci Sénégal La Tribune ne Aminata Touré Mimi jeexal na tàkk coowal ñetteelu mandat ci réewum Sénégal ngi tuddal njiitu réew mi Macky Sall ndaxte nee na ñaar la teru ñett te moom njiitu réew mi Macky Sall moo ko xamle fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2018 ni mandat bi atum 2024 lay jeex te loolee wax na ko waxaat ko waxati ko ba tax njiitu CSE ne ginnaaw wax ji la ñuy xaar mooy jëf dari tënku ci constitution bu Sénégal Sud Quotidien ne jonga tey falu njiitu réew ñu dégg ma ci réewum Sénégal Aminata Touré Mimi génne na ci njiitu réew mi Macky Sall Le Témoin ne njiitu CSE ga woon premier ministre bu Sénégal ga woon Aminata Touré Mimi ma ngay jëlee xeet di ko jóor ceetu njiitu réew mi Macky Sall ndaxte nee na ñetteelu mandat moom xel mëne su ko xalaat ci bopp réewum Sénégal te coow li sax moo ko matatul ci réew mi ndaxte nee na ma nga sunu gannaaw ba tax muy woon ndaw Sénégal gépp ñu taxaw temm ngir constitution bu Sénégal ñëpp tënku ci Les Échos laas ni Aminata Touré Mimi dakkal na coowal ñetti mandat ci bopp réewum Sénégal enquête ne Aminata Touré Mimi nee na déet ci ñetteelu mandat ci réewum Sénégal te loolee bu ci kenn séentu njiitu réew mi Macky Sall ndax tëj na wax ji ne élection yi ñu dëgmal du samp ndëndëm Khalifa Ababacar Sall maire Dakar ba woon ndaje muy def ci kàngam yi bokk ci l'opposition bu Sénégal ma ngay mel ne tulleeg mala ci réew mi Vox Populi nañu moom maire Dakar ba woon front wu yaatu la bëgg samp ci réew mi ngir defante njiitu réew mi Macky Sall Les Échos ni Khalifa Ababacar Sall maire Dakar ba woon ak Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal ga woon daje nañu niki démb waxtaan seen xayma mooy tëbal njiitu réew mi Macky Sall ci bopp réew mi yéeglekaay bi ne Khalifa Sall ak Abdoul Mbaye seen gis-gis benn la mooy jëlee fi Macky Sall gis-gis yi di xël di waroo ci gis-gisu Omar Gueye ci jëndi juróomi dëkk ak dëkkaat ci réewum Sénégal Vox Populi dañu en tout cas conseillers municipaux yu mairie bu Ndakaaru nee nañu ànduñu mukk ci gis-gisu Omar Gueye te coow loolee démb xaw tuut mu tas ndaje bi nga xam ne amal nañ ko ngir natt koppar yi nga xam ne moom la ville bu Ndakaaru na ma jëfandikoo ci atum 2021 yéeglekaay bi ne liggéeykatu collectivité locale yi ci réew mi guerre dëgg la ni samp ndax statut ville bu Ndakaaru kenn du ko dindi source ne en tout cas sous commission décentralisation ci réewum Sénégal ne ànduñu mukk ci bëgg-bëgg Omar Gueye ngir dindi ville bu Ndakaaru ville bu Pikine ville bu Thiès ville bu Tëngéej ak ville bu Pikine La Tribune ne réew mi ci yëngu dëgg la jëm ndax Sénégal ci boppam waxtu wi ñàkk luy bax la fen seddul Dakar Times ne réew mi ci boppam ñoo mer ba futu tàmbalee ko ci jàngalekat yi personnel de santé bi ñu loru ci mbënn bi transporteurs yi ndaw yi artistes yi ak mareyeurs yi ak njëli te loolu lépp saa wu dankaloo ci réew mi bés bu kalaatee du jur jàmm ci réewum Sénégal enquête def gëstu wu yaatu ci l'hôpital yi ci réew mi ne bu weesoo Ndakaaru Thiès kaay mboolem hôpital yi nekk ci réew mi yëpp ci lamiñ kottu la yam maanaam ci ko gàttal turu hôpital kese la docteur Mahamar Khoudous Mama bu hôpital bu Mbour ñu fekk ci enquête de quotidien mu ñu xamal ni hôpital bu Mbour ci boppam amul ambulance médicalisée las ne benn jànk nañu takk bu mu dëgër jël ko ci ñetteelu étage bi yéeglekaay bi ne jànk bi daa ci yëppatu patron ma xaritam ba tax ñu jëf seen jëf gi mais da ngay seet loolu rek
gërëm nañu leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laajtu xabaaru njolloor si gërëm ñëpp ñu si jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxe bu calande fii ak boobu ngeen woy duñu topp ci i rajo ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf ñun ak jàmm.